ñuy jox kàddu gi Prospère dañuy présenter suñu condoléances à toute la famille de feu Babacar Touré moom nga xam ne journaliste fondateur rajo Sud FM la woon groupe Sudcom il est décédé à l'âge de 69 ans donc toute l'équipe de D-Média ñu ngi présenter seen ay condoléances ci famille am famille wu Babacar Touré ñu ngi leen di massawu di ko ñaanal yàlla xare ko aljana ay ca Prospère Dieye ñu delloo la kàddu gi ñu ngi waxtaanee lu am solo loo xam ne da nga koo yàgg ñaawlu donc ci yàgg duut sa baaraam c'est-à-dire def nañ fi temu góor bi nga xam ne amul liggéey yorul est-ce que mën na yor soxna sa position xamoon nañ ko léegi nag dañoo dem ba thème bi li gënoon tax ñu koy def mooy mag ñi am na mag ñoo xam ne dañoo dem ba ñàkk doole soit dañoo retraité soit mënatuñu liggéey am na ci ñoo xam ne am nañu handicap parce que dab na leen seeni jabar nu ñuy comporté woo ak ñoom dañuy gis ne dafay naqari parce que gis nañ ne paa bi mënatul dara wala gis nañ ne paa bi yoratul loo xam ne mën na leen yore manque de respect dugg si ñàkk suturaal waa ji dugg si ñàkk respect aussi encore une fois surtout loolu ñëw ci mère bi jëmale ko ba ci doom yi. Très bien Sophia, j'ai compris parce que li ñuy waxtaanee encore une fois c'est pas forcément góor bi nga xam ne dafa yaafuus dafa yambar dafa toog yaacaaral le débat c'est pas ça. ki yaafus yambar jéemul dóorewul fayiwul attewul xeex dugalul génnewul kooku taxul ñuy wax. très sincèrement. ki tax ñuy wax mooy comme ni nga wax ku mënoon ba mënatul bi mu mënee feesoon na place am parce que loolu maa ngi koy wax fàttali général sànq ci biir discours am général xanaa xamoo ne soxna si sax wax na ko léegi xanaa xamoo ne tëli day dabe mën ba mënatoo day dabe donc cas de figure la boo xam ne lu war a mën a nekk la ci couple seulement da nga am foo ubbee fu am solo mooy yar bi ak valeurs yi nga xam ne moom lañ la inculqué yow en tant que jigéen c'est extrêmement important mais li ñuy waxtaane nii c'est le fléau des temps modernes li tax loolu mooy dafa bari ak xam nga àdduna dafa am évolution jigéen di gën a dem école di gën a jàng di gën a sàkku xam-xam forcément xam-xam dañ koy monnaie donc maanaam li ma bëgg a wax mooy jamono bi ñuy dund boo calculer boo compter li nga xam ne mooy dund mooy nekk jigéen bu mën boppam wute na ak jigéen il y a 25 ans il y a 30 ans au Sénégal. loolu nag dafa am benn impact bu mu def boo xam ne parce que effectivement jigéen ñi dañu jàpp ne mës naa ko comme tu as si bien dit mës naa ko wax ci benn émission. à la limite même da ngay dem ba yaakaar ne c'est une revanche qui n'est pas avouée. góor ñi kat ñooñu mësoon mënal loolu la ñu teg ñu ko. tey àdduna dox na ba am mënal nañ suñu bopp comme ni ñu koy waxee ñaari loxo ñooy takk sër ñaari loxo looy takk tubéy oui c'est vrai kenn wérantewu ko n'est-ce pas àdduna dox na foo xam ne comme ni may wax on ne peut plus arrêter la mer avec ses bras mais loolu malheureusement dafa am inconvénient yoo xam ne dafa lalu ci biir ndax wax nañ ko même ñoom jigéen dañ koy reconnaître ku la mënal sa dépense yoral la sa kaddu et pourtant loolu war naa mën a ñàkk war naa mën a ñàkk mais pour mu ñàkk boobu nag moo jafe ndax effectivement ñoom niñ ko jëlee la dafa mel ne genre revanche boo xam ne démb kat yéen a mënoon yéen a doon def yéen a doon buur yéen a doon bumme léegi nag yàlla mën na laa boole koo xam ne sax day xëy suba liggéey nga xëy suba liggéey waaye bu bulletin salaire yi jotee nga xam ne kii moo la ëpp le salaire. loolu aussi dafa bokk ci dafay reflété wu ci couple bi. te domination boobu ñuy wax nekkul tout simplement ay kàddu c'est aussi un comportement. parce que comme tu l'as si bien dit mënuloo yor jëkkër mu mën boppam mën fameem jàpp lu bu xëy suba ba ngoon lu muy dang mook jaboot a tax yàlla indi nattu yàlla indi feebar yàlla indi télé yàlla indi retraite ñu doog a commencer nag effectivement di ko wan ne ko la nga mënoon mën a too ko à la limite même c'est hypocrite. dëgg la à la limite même c'est hypocrite. moo fi am. exact aussi moo fi am la société sénégalaise dañ ciy dund. déggoo Marina moom yegg na sax ba ci ne jëkkër dafa war a ragal jabar. mais kooku bi mu ma ne yan comportement la amoon.
waaw xanaa déggoo ma général. waaw dégg naa la mais góor gi bi mu manee. daxaa moom la boo ma déggoon doo ma laaj question bi déggoo ma la góor goo xam ne. ba muy mën saa yu xëyee dang lay def ba jënd jox ndax njabootam xanaa déggoo loolu. mais am na yeneen góor yoo xam ne ba ñuy man loolu après boo jotee sa kàddu nga wax ko man ñii may wax nii laa wax. moom instant bi mi ngi ci man de li mu ne góor dafa war a ragal jabaram ci loolu la ne. tu vois ce que je veux dire. kàddu gënul garaaw loolu. góor dafa war a ragal jabar. c'est-à-dire jigéen bu ndamoo jëkkëram ragal ko. ay say loo jur yow dina ragal ay moromam du amul benn werante ma wax ne gis nga domination boobu nekkul tout simplement verbal xam nga sa jëkkër mënal la am fu mu la féete doo def lu mu yëgul doo wax lu mu yëgul doo dem fu mu yëgul àdduna dox ba nga xam ne kii kat vraiment la mu mënoon mënatu ko bu la jiitoo ci kër gi sax laaj la foo nekk nga ne ko dafa am fu ma jaaroon maanaam tàggootoo da nga yëgle léegi c'est une forme de domination tàggootoo sax far da nga yëgle rek parce que yaa yor yaa fi mu ne nag comme ni ñu koy waxee yaa moome vent mais moome vent boobu gis nga boo deful ndànk ouragan lay mujjee doon boole sax njaboot sànq leen ndax borom kër comme ni nga ko waxee yàlla moo jox cër boobu borom kër jabar yor na 1 milliard góor gu ne ñaan na yàlla booleeg sa milliard yor la parce que loolu la l'islam sant sa yoon nekkul ci lu mu am comme ni nga wax nag àdduna nag bu doxee ba moom mu am conscience su ne kër yi kat ñoo ko bokk war ngaa mën a jàpp fii mën a jàpp fee bénéfice la ci borom kër mais du obligation très bien jabar soxna lu mu def ci biir këram jàppelee ko borom këram na jàpp ne bénéfice la mais du obligation mais l'idéal est que nga boole ko li mu yor ko parce que bu yoroon milliard it yaa ko war a faj yaa war a sàng yaa war a dëkkal yaa war a dëkkoo looloo tax ma d'accord nag yow ci ne loolu yëpp boo ko matalewul nekkatoo borom kër góor nga waaye dootoo borom kër waxoon naa la ko keroog foofu d'accord naa fa ak yow par contre yaa fus geeg yambar geeg yooyu nga teg góor ñi yëpp loolu laa d'accord ak yow ndax nit wax na ko madame wax na ko sànq nit mën naa mën janvier février mars avril yàllaa ngeeg loo xam ne bu la ko roofee mais ku la gis sax yéene la sarax yàlla am na loolu su boobaa au contraire foofu nag la borom kër di soxlaa soxnaam épaulé ko xam ne yaay jàmbaar yàlla la datoo lii yàlla dogal lii mënul ñàkk ci àdduna n'est-ce pas et non nga bañ ko war a def benn arme boo xam ne comme si effectivement la nga mënoon kat mënatoo ko donc la nga mënoon mënatoo ko kon doo wax la nga daan wax wala léegi amatul sax tàggu à la limite yëgalee fi am tout à fait sama nijaay de day xumbal nii rek mais mooy loolu quoi. mën naa ko lijjanti loolu nekkatul ci xaalis bi. mais plutôt ko ci borom kër gi ci boppam la parce que moom moo xoole ba kàddoom bi nga xamante ne amoon na ko ci biir këram rëcc ko loolu nekkatul ci ku jigéen ki Prospère maa ngi ñëw. nekkatul ci ku jigéen ki te waa maa ngi ñëw te su ma nee tamit non attends non dama am fu may waaw dama am fu ma la bëgg a daggee dugal fa dara parce que su fekkente dama ne góor dafa war a ragal jabaram nga jël ko interpréter ko neneen tamit day xaw a jaxasoo déglu ma rek day xaw a jaxasoo góor da ngay ragal sa jabar respecté ko yaa ngi may dégg ragal ak respect mais benn nañu waxante dëgg parce que dañ ne carrément déglu ma bëri na fi góor ñoo xamante ne dañ lay doxaan sax ñu ne la kii bëggu la ndax dafa ragal jabaram ñaata góor lañ fi am c'est parce que loolu la jigéen boo nekkee si biir kër da ngaa war a diriger non dañu waxante dëgg góor boo nekkee si biir kër da ngaa war a toog man dama amul waaw dama ne dafa war déglu ma ñëw wara bi laa d'accord waaw déglu ma wara laa wax wara bi laa d'accord xam naa ne waxoo ko mais dama la koy fàttali waaw non fàtt ku la dama ko fàtte dama ko yaakaar rek dafa am góor ñu ragal seen jabar da nga dégg man la amul non waxuma la àdduna lépp a ngi fi mais loolu mooy dëgg sax nag loolu mooy dëgg ragal jabar jooju nag mooy dëgg waaw non doucement non jabar dañ ko jël aj ko ci kaw ba lu mu joxoñ nga dagg ko loolu mooy dëgg léegi xam nga lan la ñuy def yeggaleel sa kàddu daaneel ma jox père ñu dem publicité waaw mais dama ne ragal sa jabar ak respecter sa jabar du benn kàddu ragal moo amul ci diggante jóge ci jëkkër jëm ci jabar mais Sénégal da ngeen di bëgg seen jabar di leen attends la plupart sénégalais nag li muy woowee ragal mooy nga jox cër sa jabar c'est-à-dire yenn saay c'est ça ngay dem sax ne ko madame tey ci guddi de damaa war a dem fii wala damaa bëgg a def daal sa xarit dana la yow da nga ragal sa jabar doo jóg dem sa da nga koy tàgg c'est-à-dire le sénégalais respect lay gën a tuddee ragal que leneen non loolu exactement c'est-à-dire loolu nag moo war a tax ñu di ko waxtaanee ba loolu ñu yaakaar ne mooy ragal ñu leer ci bopp ñëpp te du ragal mais le minimum pour un mari
c'est de dire à sa femme maa nga jëm béréb sàngam maa ngay def nangam. bah oui ak jamono bu naqari bii. loolu c'est le c'est loolu du sax à la limite sax comportement nit ku nite la. tout à fait nite. comme dafa voilà muy góor di jigéen. jigéen non à la seule différence que. waxoon naa ko fi ci benn plateau Benoît di bëgg a rey boppam. waaw xam naa mi ngi may déglu. waaw bu baax. borom kër du tàggoo day yëgle. jabar day tàggoo. borom kër day yëgle. déggu ma. ma ne man yow laa àndal foofu. voilà borom kër day tàggoo day yëgle. jabar day tàggoo. lan mooy différence tàggoo ak yëgle. tàggoo xaaruma nga ne ma waaw wala déet. en plus c'est des jours avant hein. ou des heures avant. ma dem te ñëw. mooy la waaw. tàggoo nag day ànd ak ngay xaar ñu ne la oui wala non. c'est ça la différence. exactement. tàggoo day ànd ak ngay xaar ñu ne la oui wala non dama bëggoon def nangam ëllëg. ñu ne la non non bàyyil ba ginnaaw ëllëg mais Prospère mais sa jabar bi nga joxul cër ba sooy dem doo ko wax dara est-ce que kooku buy génn li question la ah. oui xam naa da nga mën a attaquer moo attaquer. waaw est-ce que kooku buy génn da laa war a tàggu. waaw xam nga lu tax. yow yaa joxul sa jabar cër ba buy dem xamul foo jëm xamul foo jógee. ñàkk a joxe cër la tamit ndax loolu obligation la tamit tàggu sa jabar. tàggu sa. jabar ndax force la. tàggu sa jabar. waaw déedéet déggoo ma ne borom kër day yëglu bi sax est-ce que force la yëglu bi. non du force bu ko dugal ci cadre force. da nga koy dugal ci cadre nite. nit ku la yàlla booleel. mais jamono naqari. jamono naqari. ba nga war a génn dem. mais le minimum waxuma sax sa jabar sa doom sax boo dajeeg moom ne ko fils mu ne ma dem te ñëw. mu ne sa papa mu ne sa papa nee na mu nga béréb sàngam. mais loolu xanaa da lay neex rek de. oui dafa bokk ci nite. waaw dinaa ñëwaat maman dinaa ñëwaat ci yow pour répondre à dinaa Sophia ñëwaat damay dem ci père. pour répondre à Sophia. c'est-à-dire yow nga ñàkk a matal sa cër. du sax moom jabar ji cër bi waree fa wàcce ko. dëgg la moom na jàpp ne. yow mi ma yàlla booleel kat yaa nitewul waaye man kat cër bi ma yàlla jox man ma war la wax maa ngi dem bërëb sàngam bàyyi ma dem bërëb sàngam nangam laa bëgg a def kat du ma wàcc man ba bu ëllëgee bu toog jotee sa jëkkër lay yedd waaye kenn du la yedd yow. d'accord papa dégg nga li Prospère wax par rapport ak soxna si nu mu war a doxalee ak borom këram ak borom kër gi aussi nu mu war a doxalee ak soxnaam. waaw Sophia ñun de ca Kajoor ak Bawol ñett ñi daan nañ ko bañ. dox ci yoon yow dong fanaan ci néeg yow dong tiim ñamu jigéen maanaam ab yekk nu beral la ko yow dong. ñam boo xam ne jigéen moo ko togg. donte konte muy sa soxna. mu beral la ko yow dong ñun Kajoor doon ko daan bañ ku ñeme lekkal. d'accord néew ma ngeen bañ ko de. ku ci ñeme na ko def na dem waaye dama ne Kajoor daan na bañ dox ci yoon yow dong fanaan ci néeg yow dong. tii mu ñam yow dong mu jox la ko donte konte muy sa soxna. daan nanu bañ it looy dugg lu nekk nga xamal ko yëgal ko. dëgg la. daan nanu bañ it nga bañ ko nëbb lenn la gën a naqari ci këru àdduna nga di ko gën a bañ. muy li nga gën a bañ ci këru àdduna moom na doon kumpaam bu mu ko xam. ci këru àdduna jant ba la meree jaar ca. kon c'est pas forcé pour looy dugg lu nekk nga tàggoo ko am na loo xam ne soo ko tàggoo du egg de la preuve année di nga mën jamonoy neex ngay mën jàmm am goro yi ñëpp ku ci soxla nga fajal ko waaye jant boo demee ba mën a di ñëw wala wëra di ñëw wala tële ñëw nga takk soxna léegi mën a too njëgu menn xar nga am te ñaari xar nga war a jënd ndax ñaari soxna nga yor ndax bokkunu kër ku nekk daa war a tabaski kër gii nga nekk ak kër gee léegi mënoo ko ndaxte kii nanguwul am xaram di génn di dem di fekk jigéen jële moom mooy ab aawo kii dim ñaareel amul fitu ñëw fekk ci aawo bi amul fitam ñeme ñu ko yow ci sa bopp nan ngay mën a def lu dul lenn yow miy aawo yow miy ñaareel sama ndey ñi ngi dund ñu nga fële ca dëkk ba mënoon naa ko kat daan ko def kër gu nekk ma di ko fa dugal ñëw leen nu boole njaboot gi ak xar mi ak lépp dem jullee ci sama ndey ngir jàmm ne ñooy xanaa kooku bëgg na jàmm
am na jigéen ñoo xam ne soo leen ko defee lu dégg leen wala ay di buuru sarax lu tax te moonte dafa war a obéir dafa war a jóg ak nu mu mën a demee rek donte konte mi ngi joxe ab cër rek war naa topp ci ginnaaw borom këram ndax mooy kilifaam waaye dégg ngeen léegi li mu wax mooy kilifaam fun la ne jógal fu mu jëmee xar kanamam moom sa borom kër bi foofu nga war a jëmee sab xar kanam mu am ak mu ñàkk mu am ak mu ñàkk waaye tey dafa ñàkk bu njëkk ba dafa amoon kenn du wax waaye tey ñàkk na ba tax na fu mu jëmee xar kanamam doo fa jëmee sab xar kanam te jant bu demee fa mu la war a laaxanee di ko laaxan muy ci say kilifa ak say waajur li tax ma ne la ñitti démb ñoo gën ñitti tey na su doon ñoom la démb ak bërki démb daf leen ni man de su doon bàyyi Omar Fall dina ko jaral ab rayante am waaye li sa borom kër bëgg moom ngay def waaye tey am na ay kilifa yoo xam ne soo demee laaxan leen ñu taxaw ne la sama yoon nekk ci wala mënalu ma ko dara wala lan moo tax nga di ko jël di ko yóbbu muy jullee feneen te ak njabootam nekk nii mu war a toog fii rey fi am xeram ñëpp war koo fekk mu war a baalonte ak demut fenn du yoon jekkul looloo tax may la nit yi démb na ñoom ñoo gën nit yi tey man ñii wéyuma ci ñoom lii ñuy digle ñoom mënuñu ko fekkee koo xam ne gisoo sëñ Fallou koo xam ne ba ñu inauguré jumaa ja fekkee woo ko koo xam ne xamoo jan jamono moom la sëñ Abdoulahi borom dër bi ñëw Daaru Rahman ak ba mu ñëwee Daaru Rahman ñan ñoo sempi seenu néeg ñëw daal di koy sampal ñan la fa fekkoon ci buleel moodi mais kooku nan lay waxee moom donte kon te nga dëkk Touba dinaa la bëgg rek ngir ne ñoo bokk sëñ Touba waaye xamoo fa dara waxuma doomi Touba ak dolli Touba ki may waxal mooy borom background bi ki nga xam ne li nga koy wax da koy xam soo toogee ak sëñ Modou Habib mën a waxtaan ak moom soo toogee ak le porte-parole de Daaru Khoudoss sëñ Abdou Samad mën a waxtaan ak moom te déglu leen ñi ma leen di wax bu baax nga xool ñooñu est-ce que ku miin di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom ak seeni waxtaan ak ñoom nga xam ndax ñii ñu jara waxal nanu wala ñu jarta waxal nanu ndax mën ngay wax ak ñoom soo xamul fa ngay dëgg sab tànk mën ngaa sànku ci biiri wax sëñ Modou Habib sëñ Abdou Samad nga xam ne kon lii ma lay wax fi ma ci taxaw dama cee dëgër nga am nga ñàkk nga mën nga tële góor fu mu jëmee xar kanamam soxnaam fa la war a jëmee xar kanamam dëgg la maire bi goro bu jóg taxaw ci ak loo ci wax lu dul lii mu la wax moom ngay def naa fekk nga maire bi nee na ma paa yi loolu moo gën a tax ñuy nekk ay paa allemand parce que xam nañu seen doole poos bu wàññeekoo rek dañ leen di yàpp donc lu ñuy gën di màgget di gën a yokk naqari deret ndax lanu mënoon loolu nag la koy faj moom mooy ñaar ñett ñeenti taaw yoo xam ne magante wunu yoo xam ne da nga koy nef maanaam nga nef takk gi nef doom ñaar ñett ñeenti taaw yoo xam ne magante ba du bari d'accord papa tegal foofu sa loxo kenn du la ëpp doole jant boo tëddee ëpp su kii dawee daal di ñëw taxaw ñu ne yóbbu nañ ko hôpital sàngam keneen ki daw daal di ne doomam gaaw ci kat diw yóbbu na ko biig la nga yor mu ne ko nanga mu ne ko demal gis docteur ba lépp lu fa dee rey ko dëgg la papa lépp lu fa dee rey ko kooka daw ñëw daal di taxaw diw ca Amérique jógal sa baay yóbbu nañ ko bërki bi dina de waaw yónneel mu takk ñeenti million daal taxaw ne lu ci war 100 bay nga def ko nga nekk ci donkaase gi dëgg la papa dinañ ci ñëwaat léegi en attendant papa dañuy remercier Uniparco sponsor officiel ci émission bii di gis-gis moom ay produits cosmétiques lay génne pour xale yi mag yi góor comme jigéen ba xam nga Uniparco daf yow looy jëggaani te soo ko indee li nu defaree fii gën ko dëgg la yaa ngay jëggaani ca bitim réew di indi lu nekk loo indi même gel bi nii raxas ci ay loxo gel nan waaw daf koy defar moom Uniparco c'est vrai di ko defar boo xam ne yow soo ko kii day mel ne alcool bi mu leer ne kii lépp luy microbe dafa baax mi ngi koy rey ci saw yaram mi ngi koy désinfecté d'accord ba parfum banu ma joxoon keroog xam nga lu baax na ni sàcc waaye lu bon kenn du ko sàcc
tegg laa ko def nu daw ne ko coppet. dangaa jël lii sama poos kii moo ma ko jox Bakary Banora mais dafa neex goo xam ne nu sàmm rek lii di xeeñ foo ko jëlee kan moo la ko envoyé dégg nga may leen Uniparco moom moo koy defar su fekkee sàcc lu ko waa rendez-vous ngi wut seen parfum de ah donc ko sàcc waa RV waa rendez-vous xam nga ñoom tamit Uniparco moo yor seen émission ñoom waaw kon Uniparco waaw rendez-vous ñu ngi laaj parfum bi de ñoom ñu ngi laaj. xanaa ñu dem commissariat rek def avis de perte mën naa dem non nañ def avis de perte rek parce que liñ sàcc tamit. donc ko sàcc. waaw ñu dem commissariat daal def plainte suñu parfum bi ñu sàcc. ñu dem publicité ànd ak waa service commercial et on revient pour la deuxième partie de cette émission on vous promet que fini na ñu nar a waxtaane parce que instant yi ba léegi gars yi dañ koy raayal mais dañuy dugg ba ci biir parce que ñi nga xam ne amuñu bëgg a yor seen i kër bëri nañu te may ñu leen fi ñu ko yoree.